gëstu yëpp wane nañu ne c'est des gros milliardaires des richissimes yoo xam ne xeetu vice yëpp exploité nañ ko ci àdduna amatuñu lu ñuy séentu ci àdduna li ñuy gaari ci ay Mercedes ay Porsche kenn xamul nu mu toll ami château vice yëpp tamit ñu expérimenté ko waaye jigéen ju ñuul africaine nekk kumpa ci ñoom te dañuy suivre nag réseaux sociaux yi ñu ngi xool Facebook bi ñu ngi xool YouTube bi Instagram bi alors mu daal di am baatu influenceuses yi ñoom la ñuy ciblé ñooñu ñan la ñuy influencer ci àdduna ak influencer leen jëma leen ci lan ñooñu dañ ay référence ba ñu leen di tuddee influenceuse yéen presque bi leen tuddee influenceur rek yéen a tooñ nit ñi Betty mi influenceuse la parce que day créer des émissions yoo xam ne dafay élever le niveau moral des enfants moom am nañ droit tuddee ko influenceuse waaye ñii nga xam ne koo ci gis la mu sol xàpp ga yëpp nga ci biti nga naan da ngay influencer koy influencer alors bref ñooñu ñoo nekk la cible de ces multimilliardaires là yoo xam ne dañ leen di mepp waaye jaaree la ko ci ay rabatteurs pour mën a satisfaire seeni extravagance sexuelle alors bu fekkoon rek dafa yem ci nga xemmem jigéen mepp ko jox ko rendez-vous Dubaï ngir njaaloo ak moom loolu rek kenn du wax waaye premier soupçon bi ñoom duñu feeñ dañuy utiliser des rabatteurs ñoo leen di utal seen i clients ba pare ñu dóor la sa commission tu disparais après ndaw si ñu yónnee ko billet d'avion te pas n'importe quel billet d'avion ñoom ñëpp am na ay témoignages yu ma la yónnee ci WhatsApp témoignages yi ñu def ay billet première classe yamuñu ca loola ba tey gisoo waa ji de ay intermédiaires rek ñooy dox nga wàcce Dubaï ñu yóbbu la ci hôtel ba gën a luxe maa dégg influenceuse te siiw ca Côte d'Ivoire nee na chambre am 1 million par jour bouteille whisky am 3 millions nga daal di fa dem foofu nag ngay jëkk am contact téléphonique ak saay-saay bi la indi ca dëkk ba moo lay woo na nga def noo gisee dëkk bi et cetera ne la waaw suñu rendez-vous bi suba la waaye tey jox naa sama chauffeur carte de crédit nga dem defi shopping illimité c'est-à-dire da ngay dem dans des magasins de grande marque jënd lu la neex amul waaw est-ce que xaalis bi des na nee na la shopping illimité du la fa fekk si de dafa lay woo nag ne la bon ça va installé nga mu ne voilà mu ne léegi suba waxtu sàngam ma nga fekk ma bërëb sàngam li ëpp ci témoignage yi ba ñuy dem dañuy defee ne xëy na pour am intimité rek ak waa ji ñu fay leen seen xaalis ñu dem première surprise mais c'est pas dans tous les cas dañu fekk waa ji il était accompagné 3 wala 4 punkalum waxambaane comme moom ñu daal di la xamal ne ba ñun partout la ñu xam parce que nous sommes des amis on se partage tout ñu ne mooy njaaloo goo xam ne groupe lay doon alors ndaw si ndeysaan dañu flouté kanam gi waaye nee na keroog amul lu ñu ma deful ba ma fa jógee dama am des saignements partout ñu doog ma defal du chèque ñoom liquide la ñuy jox $10 000 alors $10 000 pour partouze ça te fait 5 millions am na keneen ku wax ni te li ci am solo ba jox crédibilité scandale bi ndax ko ci barma dafay naan nettali ci lamiñu borom la daxee ñoom ci seen bopp nettali te dinaa la wax lu tax ñu nettali te daaw ñu nettali kenn ku ne waa ji daf ko ni mën nga ñëw waaye dama am suma jarbaat boo xam ne fukki at ak ñeent rek la am xamagul dara dama bëgg rek nga xamal ko xam nga boobu sax garaawul ndax jigéen ju saay-saay rek di jàngal xale saay-saay boobu garaawul am na beneen koo xam ne dafa amee berger allemand mu ne man sama vice man soxlawuma jigéen waaye seetaan jigéen juy njaaloo ak mala boobu $15 000 la mu war a tolloog à peu près 12 millions de francs CFA voilà alors bi ci yéeme nag te sa naataango yi nekk C8 mu di une chaîne française très crédible def ci gëstu Cyril Hanouna invité ay spécialistes am na ci benn docteur bu ñu invité c'est un spécialiste en scatophilie ñu ne ko waaw luy scatophilie mu ne ni déviance sexuelle amee ci góor buy am attirance vers góor wala jigéen bu am déviance sexuelle ñu di ko wax lesbianisme di am attirance jigéen te góor ñi safuñu ko
noonu la amee déviance comportementale sexuelle boo xam ne li ko mandargaal mooy attirance vers les excréments et les matières fécales c'est-à-dire neefere doomu aadama. mooy seen vice. alors loolu la docteur bi wax ndax tubaab yi mbiri Dubaï bi daf leen yéem ñu ngi woo ay psychologue ñu ngi koy gëstu te ñoom pareeguñu. alors xale boobu bu ñëwee waa ji ne ko tarif yaa ngi lii boo ko defee tarif bi lii la lii tarif bi lii la lii ma bëgg nag man tarif bi $20,000 la ça fait quand même 10 millions de francs CFA mooy soxlaawuma la te ndaw si nee na ndeysaan sans vouloir me vanter man quand même taaru na waaye j'ai été daf ma jële kaw bi ma naar bi ne soxlaawuma la ci lal soxlaawuma la en tant que jigéen lenn rek laa bëgg si kanam tuuti damay naan benn laxatif dans 15 minutes nag fii ngay tëdd jaaxaan man ma yéeg ca kaw ci benn espèce u affaire bu ñu defar en bois nga dékku sama ayu gannaaw kër ndaw si ne ba mu ko déggee laajaat ne ko nga ne la mu ne ko waa damay këfin sa kaw ndaw si ne garaawul bu ko defee rek damay daw gaaw dugg ci douche bi sangu mu set l'essentiel naam sama 10 millions waaye ba kan naar bi defee te nee na ba naar ba jëlee laxatif bi am na ci pot bu mu ko dugal pot ba mu am lu mu ci sotti kenn xamul lan la saafara la xamuñu lan la parce que fétichisme def si am dina am lu ma ci leeral léegi nee na ba mu ko defee tiim ko yebbi ko musibaam yëpp mu bëgg a jóg daw naar bi ne ko non da nga koy lekk parce que loolu la ñu siñante loolu la ñu siñante ndaw si nee na ma lekk ko avec beaucoup de dégoût nee na te nee na sama sens mooy jotuma am emploi de domestique de maison ñooñu parce que ñooñu dañuy jël seen passeport confisqué ko ay esclaves sexuels fini alors sœuram bi ko poussé pour mu def témoignage yi wax na ni 4 mois après son retour de Dubaï fekk ñoom ndaw si daf si jële wéré di quand même moo di que entre parenthèses pour ngeen gën a comprendre loolu naar yi def ak lu tax ñu di ko def ak nu mu chéré jaral 20 millions rek pour nga yebbi say musiba ci masala ñun ñëpp seetaan nañ temps yi yëpp avec l'explosion des réseaux sociaux maaman yi dëkk fii ci Sénégal am na ci maaman bu def lu doy waar nee na ka mu doon traité nit la ku umu lépp ma tëju business bu mu dugg muy yàqu waa ji ne ko yow daal da nga fees dell ki cat làmmiñ musiba ak i liggéey yoo xam ne ay rabal sax si siw li koy dindi nag mooy nga def jotale bakken mu ne ko luy loolu mu ne da ngay def sangu jaana ba ak ndox bi ma lay jox te am li ma ciy jàng la ma ci jàng boo ko mënul danaa la ko sax nga di ko répété ba pare tufli ko si ndox mi nga sangu jaana ba doo ko def nag ci douche da nga koy def ci paan ndax ndoxu paan bi laa soxla ba mu paree mu jël ndox ma def ko ci potu ndaa fekk am na bëy bu ñu jënd yeew ko mu ne cocc ak yuuxoom yu bari ubbi gémmiñ gi di ko sol ndox mi parce que nee na ko yow ba nga defee jaanaba bi lépp wàcc na ànd ak ndox mi ci bëy bi lañ koy toxal nag bu ñu paree nag 1 litre bëy bi naan ko ñu rey ko def ko nangami sàmm mu ne ko tàggoo nga ak lépp ndaw si nee na nag firnde bi mooy ba waa ji defee yu bon yooyu ba mu lekkal ko ay neferam ba ñu jox ko $20,000 am muy 10 millions nee na maa toog dégg naar bi jël téléphone di am ku muy waxal nee na arabe lay waxal nag waaye ci sama njort dafa mel ni dafa am ku mu doon rendre compte pour wan ko ne nag ma ko sante defee naa ko noonu ndaw sa nag ba mu ñibbee 4 mois après sërëm nee na daf ci jële wériti def nañu dégg nga parce que c'est normal parce que naar bi yebbi na la ay ayibam mais surtout ay jàngoroom parce que bañ nañ ba tuddee mbir mi ginnaaw kër am na rôle bu Macky Sall la war a jouer ci mbir mi ni président Cameroun def Cameroun am na ñu mu sowe ndax entre parenthèses jigéen ñi bu ñu leen condamné li ci ëpp si ñoom elles ont été piégées ñoom nee na xaalis ba ma ca am feeñu ma fenn ndax lépp dama ko fajoo surtout faju traditionnel sërëm nee na li ci yéeme donte le 6 mois après ba mu jógee Dubaï dañuy nekk ak moom ni ci biir kër gi te nee na sama sœur bu am soin la ci moom bëgg toilette bëgg parfumé bëgg nangam waaye bu la rombee mu ngay xeeñ cabinet yaram bi mooy gilli ñaq
muy xeeñ loolu xam nga kooku wéré di dikkal na ko. alors mu jege nag mu jële ci dépression. di maigrir faj nañu def nañ lu ne fan la mujjee ñàkk na bakkanam. alors y a des cas extrêmes. c'est le cas de l'Ougandaise yónnee naa la ko Sanjogo moom am na ci xaalis. waaye et puis kenn xamul parce que doon na jàmbat ne dafa am dépression ay insomnie. di tiit guddi di am cauchemar. waaye dafa xëy ba 7e étage la yéeg ci benn immeuble Dubaï. plongé dans le vide dee na. kon nag nit jëlee na ci wéradi. nit dof nañ ci. nit xaru na si. parce que il est très informé. ba defar benn liste. Côte d'Ivoire am na temps Mali temps Sénégal 43. am na ñu dem ñu toroxal leen ñu jël seen i xaalis ñëw. am na ñu dem tak li tax ñu tak nag il faut ñu xam ko. te il faut ñu dimbali leen. moo di. ñëpp seen témoignage yi bu dee liñ la diggoon fii c'est un emploi domestique. boo demee booy ngay ne wala gardien wala babysitter di garder ay xale. ñooñu ñëpp ñoo bokk benn kaddu muy ay sénégalaises ay ivoiriennes wala ay béninoises. le patron ba di jëkk a def sa passeport lay jëkk laaj denc ko. ñoom ñëpp nee nañ dañ ñuy dóor boo bañee dara dañ lay dóor alors ki ma la yónni ndaw soosu nga xam ne Cameroun ne te président Cameroun moo ko dimbali. xam nga lu ko sooyee dafa ne comme que nangu nañ sama këyit. te fii ku ñu gis ngay circuler ci mbedd mi la police est tellement sévère ci contrôle yi lañ lay jëkk def mooy arrêté la yóbbu la prison mu ne danaa sacrifier rek waaye naa génn ci enfer bi ñu jàpp ko yóbbu ko prison nee na rëccu na li tax mu yéex a def loolu ndax nañu koy traité en prison matul 1/10 ci musiba ak enfer ba mu doon daj ci kër gi. alors comme que ñoom itam ils sont très légalistes bu ñu la jàppee te nga wax ban nationalité nga bokk dañuy woo sa service social ambassade wax ko. service social ba ñooy fa ñëw ba recensé Camerounais ya fa ne contacter président de la République mu yabal leen avion ñu rawale leen delloo si leen kooku nag moo def acte bu rafet. xale bi loolu ko sowe def na témoignage moo tax na ñuy interpeller le président Macky Sall. ne ko am na ñu dem def seen musiba rëcc dellu si. waaye ñi téye seen passeport. parce que dañ leen diggoon un emploi domestique mënuñoo dem mënuñoo dikk. parce que ku amul passeport doo dem. état moo leen mën a sauver. je répète ici. que ñun Jamra ñu si par rapport ak li ñu gëstu. ñu ngi ci disposition Antoine Diome ministre de l'intérieur. ak Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères ñu wax leen liñ ci xam ñun. ñoom ñu seet lu ñu mën a def pour sauver xale yi. yëral waay yëral xam nañu jotali yëral